yéen a ngi ànd ak seen portail Baol Média nekk fii ci Mbàkke Bawol ngeen ci am bépp actualité ànd leen ak seen portail Baol Média di premier portail d'information générale fii ci région bu Diourbel. Baol Média xibaar yu wér te wóor te leer. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi fi ak Serigne Atou Diagne jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah. Serigne Atou, fan yi ñu génn télévision Al Mouridiyyah demoon na Karang ci frontière bi fekk fa ay camion yoo xam ne yu jëm si woon ci xalif général di Mouride la Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké ñu téye ko fa boobaak léegi mat na fukki fan ak juróom. Ginnaaw bi nag am xabaar yuy siiwal mel ni camion yooyu daara Hizbut Tarqiyyah ñoo ko moom. yow nag yaay jëwriñu daara ji ñu bëggoon ay leeral yu jëm ci mbir moomu. jërëjëf Serigne Lamine maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci initiative bii nga xam ne Al Mouridiyyah def nañ ko bien que Al Mouridiyyah nekk na un démembrement de Hizbut Tarqiyyah, initiative la boo xam ne par rapport à l'autonomie de médias que vous avez loolu kon nekk na loo xam ne lu rafet la. xibaar bi jàll te nga wax léegi ne Al Mouridiyyah demoon na def ci reportage la ko jiitu woon muy information bi génn dans les médias multilatéraux ñu leen di wax les réseaux sociaux ñun dañu bu information boobu bu dëgërul woon duñ ko sax bàyyi muy jàll ci site Al Mouridiyyah officiel kon donc waaye nag tolloo woon naag droit à l'information ni mu amee njëriñ ci doomu aadama ñu gis nañu liñ ci xam ñoom xamuñu ko jaatu nañu bàyyi ko mu jàll. mais nag comme que loolu am na benn li tax tey ñu ne Hizbut Tarqiyyah moo ko moom mooy li mooy li nga xam ne bu lanterne bi leeree dina tax nga xam ne waroon nañu dem defi ji kenn jëkk bañ a fa jëkk ndax lu jëm ci xalif général primeur information bi kenn gënuñu ci yeey yaakaar naa war na tax ñoo xam loolu mu ne tontu bi moom mën naa gàtt. Hizbut Tarqiyyah amul lu muy mën a jaarale aéroport te fayul douane, amul këyitam amul privilège am amul lu muy jaarale port de Dakar te fayul douane ndax amul exo. loolu tey baax na nit ñi xam ko tuuti quand même kon bokk nañ ci ñi gën a amal njëriñ économie ci wàllu googu ci fay suñuy taxe ci lépp lu dugg lu ñu dugal ci réew mi kon Karang taxut may wax. kon information bi ba nga xamee ne jot nañ ko ñun man sëñ Atou mii nga xam ne bu ma noppee kenn ku ne dina xam kan mooy sëñ Atou li ma boole ci li tax nit ñi njortal di wax loolu mais mënul doon ab Hizbut Tarqiyyah mënul doon ku dëkk Touba ndax boo xoolee li ma ci dugal boole ma ci mooy ka yónnee addiye ji maa ngi ndey ma bokk ndey ak baay te sama nawle la nag te du ma ëpp jom te nii laa ko waxee sëñ bi ne ko kii ak suukaram kii ak ceebam du nag suñu suukar nag suñu ceeb boobu maa ngi jub ab siyaat kon ba mu ma ko waxee rek ne ma waxal ma sëñ bi ne ko comme kii damaa ñëwoon te jotuma koo gis man ma daal di yónnee sama addi benn mu dugg ci weeru koor ma dem wax ko sëñ bi tudd ma koo xam ne moo ko war a doxal laaj ma ne ko bu fekkee ministère bi ko daan def de ministère sàngam la sëñ bi daal di yebal kooka ca ñooñu su suba sa ñu woo ma ne ma numéro oto yi ak numéro oto yi ak numéro turu chauffeur yi loolu moom ka ma ko laaj yàgg naa def loolu ndax naka jekk dama koy joxe te man booba xalaatuma sax ay numéro chauffeur ak numéro oto kon donc loolu nekk na loo xam ne moom war nañoo xam ne kon ban kilifa laa am goo xam ne su ma ko xasee wax dara du ma ko digal dara ndax moom sama ndigal amul njëriñ ci moom sama xalaat sax amul njëriñ ci moom waxuma la ak leneen kon moom booba loolu lépp cër bi da koy daal di yor ci laaj ci noppee xam dara ndax taluma ko waajtaayu ziar bi ma doon def moom ma fàbbi te yàlla dimbali na ma ba nga xam ne ceeb moom mu ñuy wax ak suukar wax dëgg yàlla jébbal nañ ci sëñ bi loo xam ne ku xool ci internet wala nga ñëw ca ziar ba di nga xam ne
joxe nañ ci lu ëpp lu toll ni li ñu war a ñëw kon loolu sant yàlla bu baax a baax ma yem foofu ñu xam ne kon du loo xam ne Hizbut Tarqiyyah doon na ci dara li ci doonal Hizbut Tarqiyyah man sama jëmm la man maay responsable moral bu Hizbut Tarqiyyah ëlbatiku di ndijaayi xale bi nga xam ne moo yoxe addiyee jooju maa ngi yaayam ñu bokk ndey ak baay naa ci leeral tuuti nag xale boobu mooy kan nekk na Gambie kon ma nga ca biir Muriti Gambie waaye bu waa Muriti Gambie woote am na droit dem joxe foofu addiya mais su fekkente ne loxoom jot na ginnaaw ba àgg fenn bi ma xamal leen ni seex yi di bayee fii ay tool ma ngay bàyyi faal mbaa ngay ci geneen kër mbaa gu mën a doon noonu la ko waree moom ndax baayam sëñ Mahamadan Gaye mu sëñ Tuubaa moo ko jur ay seex lañu boo demee ba Gambie magam nga fa yor ay taalibe yor ak yëpp te yaakaar naa bu dee ci wàllu mboole neexu fa ëpp mboole man mii I am a former student of Foyer France Sénégal at Hill Street Johnson of Bokkul I was live at 67 Hagan Street Johnson of Hill Street kon Gambie laa defee samay humanité kon baayam moo yoroon sama sœur fa laa jànge ci comme école bii nga dégg ñuy wax naan école franco-sénégalaise école bi ma doon jànge France ko moomoon dafa jàngal waa France yi sama tuteur nekk commerçant bu presque bu mag boo xam ne pour gis fa commerçant bu dul Modou Moussa Ndiaye ku ko ëpp doole dina jafe ndax man mii xale laa nekkoon ca moom mais bu may téyee 50 millions ak 100 millions boobu def naa sama 12 ans rafetam kon loolu baax naa xam. ñu gis ne am na sax ñuy jàpp ne xëy na camion yi ni ñu baaxoo leeral nga ko léegi ci Hizbut Tarqiyyah ci wàllu lépp lu muy def amul benn exonération dafay fay ñu jàpp ne xëy na ñàkk gee fay moo leen fa téye ndax loolu wér na. déedéet parce que man li ma ci dugal ci jamonoy sëñ Saliou di ma dénk loo xam ne jógewul ci Xaadim Gay waa di ma dénkaale li jóge ci Xaadim Gay su fekkee amuñu fu ñu ko def mais bu ñu amee fu ñu ko def it fañ ko def man mii maa koy taxaw ba pare wël ba tudd ni jaay xale bi man xam nga man daanaka man tam ma dafay daal di yomb te tam ma day daal di yomb waaye ni la jafee nag noonu mu yombe ni la jafee ndax kon lan laa seqoon ak sëñ Saliou fukki magasin yi sëñ Saliou yoroon man mii ku ma waxul lu cay dugg waxuma la lu cay génn ak ku nu koo mën a doon boo waxee jub magasin ba newoon ci résidence Ndamatou maa ko yoroon magasin ba newoon ci résidence Daaru Minam Corniche maa ko yoroon magasin bi nga xam ne moo newoon ci résidence Xayra maa ko yoroon magasin bi newoon ci résidence Daaru Minam route de Ndiogou Kébé maa ko yoroon magasin bi nga xam ne mooy bi ko bu CSA ba nekk ci entrée Diourbel ci xojjil ba ko sëñ bi abbee gouvernement ba ñu abal ko sama loxo la ne foofu daan naa fa denc bant yu ñuy defar ay lal yu jëm ci daara yi ba bi mu fi jógee loolu jeexul magasin CSA bi nga xam ne moo nekkoon Mbàkke route de Kayel maa ko yoroon magasin Jannatu Mahwa maa ko yoroon magasin Jannatu Mahwa bi képp xanaa bi ma la defalee stock wax la bi fi sëñ bi bàyyi ko te aw des lañ yore foofu lu ëpp 200 tonnes nga fa de ceeb te boobu ceebu nguur si ngi ci kon magasin HLM route de Belel maa ko yoroon bii jege ñun lool magasin intérieur kër sëñ bi nga xam ne moo ne ci tóogar ba maay dugal di génne maak Abdoulaye Kay stock gardé au complexe Hizbut Tarqiyyah li nga xam ne stock la bu muy bàyyi fii ci Hizbut Tarqiyyah maa koy saytu su fekkee magasin yi mën na koo jël loolu stock Hizbut Tarqiyyah bu ñuy leex lii bu ñu wax defe ne ab ceeb rek la ñuy soxla ak boobu sëñ bi yor ne daal keccax dàll matelas magasin HLM bii ñun dugal nañ fa 2 junniy matelas dem leen ngeen xayma montant bi 2 junniy matelas def nañ ko ci kon donc loolu te loolu diirub li ma fi nekk di ko def gisuma keneen ko jox 2 junniy matelas gisuma ko donc je crois que loolu di lu am solo yemuma ci yoral ko loolu ay kër fukk ak 2 yoroon naa ko ci ba bi mu wujjee boromam maa ko jébbal ñi nga xam ne ñoo ko war a taxaw bokk na ci résidence Soxna May bu ne HLM surtout maison boo xam dafa dend ak wetu kër Soxna May ca HLM benn kër boo xam ne mu ngi nekkoon ci wetu beneen kër bu dend ak boo weesoo kër Soxna May ak beneen kër boo xam ne mu ngi Daaru Xudus ci wetu marché ba ak geneen kër goo xam ne mu ngi ci quartier Bëgg Bamba Ndaamaatu Est Daaru Minam route de Ndiouga Kébé Daaru Minam Corniche Xayra mën ma ko lim lépp bari na
yooyu yëpp maa ko doon taxaw kon man du ma gan ci côté sëñ bi du ma gan ci côté xaadim donc li may sëñ bi boole dafa xaadim dafa dox ba tàbbi ci ma yóbbaale bu Sénégal gii kër bu ko fiy jënd maa koy jënd leneen bu ko def ma kon may représentant man dawuma dara bu ko indi woon ci bis bi may def siyaar dama ko indi waaye dina fekk sëñ bi ko moom dina xam ne lii alala ma lii du bokkut ak li nu liggéey sunu ngóor bu ñu ko wanee calee xanaa mu romb nit ñi mu soññ man waaye mënut a doon loo xam ne mën nañ ko jaxase te dama ko bindoowul noonu sax man dégg nga bu dee oto maag ko daan yoral ba ci engin ba ci résidence taverne bii nga c'est France bi mu ginnaaw bu mu nopp loolu laa ko jébbal yi nga xam ne ñoo ko war a taxaw engin xam na ko ne xam na ne machine yi ma ko loolu yaakaar naa kon war na tax ñu xam ne li nga laaj ni am na solo trop waaye ñu xam ne man mii lu ci dal buñ ko jaawale ak Hizbut Tarqiyyah man la ndax bu ko indee Hizbut Tarqiyyah ñëwul waaxu teg ne lii sama alal la mais bu chauffeur yi ñëwee fii la ñuy jëm si ci man bu ñu ñëwee ma ànd ak ñoom dem ci xalif bi signé ñu fay douane bi li nga xam ne mooy escortam bu ko fayee ba mat mu dellu dem même bu ñu ko laajut dañ leen koy jox ndax loolu loi bi di ko tëral léegi nag li ma ciy bëgg a dolli balaa may sori parce que lii dama doon woon rek nag pour nga xam nag kan mooy Atou nag ak luy parce que turu nit Atou Diagne ak turu liggéey bokkut Mouhamad ben Habiballah di turu Sëñ Touba bokkut ak Khadimou Rassoul c'est un nom de fonction loolu moom lay liggéeyee mooy carte d'identité bi nga xam ne carte professionnelle am bi muy liggéeyee man lii dafa bokk sama carte professionnelle donc kon tey jii ma wax la ne la bañ koy soog a tàmbali bu nu ñëwee ba wax sëñ bi muy Xaadim muy keneen parce que fii ma tiim dossier yi jóge États-Unis ngi fi jógee feneen xëy na loolu dañ ko xamul loolu bu fekkee jógee ni daal Hizbut Tarqiyyah dañ koy fay ba ci dëwlin ba ci lépp day ñëw ci moom kon su fekkee lu mel noonu am na war nañ ne bu yoon bu njëkk ba da daan am li ñuy wax une demande de franchise et d'escorte bu ko amee ñu bàyyi douane mu def traitement ba mu mat sëkk bu ñu aviser le régional ou en tout cas les gens qui sont compétents donc moo xam Karang la moo xam Kaolack la alors les véhicules progressé ñëw ba Karang bu ñu accès ñoom amuñu lu ñuy wax dañuy fekk lépp autorités yi léeg-léeg ko dañuy ñëw rek ñoom ñu def seen contrôle ñu jàll ñu escorté ba mu ñëw fii dernière escorte bi nga xam ne octobre novembre décembre janvier février mars donc ci boobu la mu mujjee jox seen Cheikh Matalik ordre de mission baa ngi par décence c'est un préposé qui l'a amené et par décence je préfère garder le nom du préposé son numéro de matricule je le connais mais par décence je préfère le garder parce que nag àdduna ñaara fi ne defar mbaa yàq man nag position bi ma féetee mais yow bu ma yàq waaye nag su jamono doxee ba toll ci war a taal lampe mu niital ñiy seet baax na ci trop kon véhicule yi yaakaar naa sa caméra bu ko mënee jël benn véhicule a ngi nii ñaari véhicule ñetti véhicule ñeenti véhicule juróomi véhicule te lii 2017 la mais demal 2004 wala nga dem 2003 wala nga dem 2001 wala nga dem 2000 day progresser ci ay benn véhicule ñaar la tàmbalee muy dem sëñ bi ñi mu koy jox kenn ku ci nekk tey jii war naa yokk goo xam ne ku ci yoroon benn kër boo dee xalifa yor say rak yooyu dañuy progresser ndax yow boo dugaloon tey posté woon tey dara sur Facebook mais kooku lim am ci am bu ko partagé mën ngaa am 1 million de d'amis donc loolu dafay nekk loo xam ne àdduna day dox di màgg doo leen defal naa nit daaw jéeg nangam mu ci loolu la tax wala nga loolu rëy ci sa bët ba nga defee ne loolu la te sëñ bi lii nga xam ne tey man moom lañ ko jox ñun tout suñu ziar bi toll na ne li kii di yónnee mais fi mu ne loolu mën naa la ne jeex na te ko séddale aywa kon defe naa ni bu ma la waxee foofu kon ñun ñuy def loolu kon donc mu doon des demandes de franchise et d'escorte amul nag benn boo ci xam ne bii dossier archive bi nekkul ak man amu ci boo ci xamante ne dossier la bu soxla vérification mi ngi ak man yaakaar nag ni li jëm ci sëñ bi bokk na ci li nga xam ne ñi kuy commentaire nga bàyyi xel ne li jëm ci sëñ bi bu jógee fa mu jógee ñëw ci moom yaakaar naa c'est no comment
mais bu fekkee am na lu jóge ca fa mu jóge jaar ci ay jàmbur dugg ci bu laatoo wala mu nekk loo xam ne bokkut ak li nga xam ne fi la war a aw loolu ñoom lañ koy laaj ndax lu ci nekk ñaara fi am nga jàpp teg ci yoon mbaa jàppaloo mu doon loo xam ne mën naa doon ñu bari ñu koy seq loolu amul fi amul parce que li tax amul fi li ñuy nit ñi yónnee mu jëm ci jëfandiku li sëñ bi daf suñuy soxlay sëñ bi dafa ëpp je peux mën naa la woon rek lu gën a simple benn facture boo xam ne bi ma waree séddale képp sëñ bi dafa obligé jënd ci un commerçant qui s'appelle Mbaye Touré 100 tonnes pour ñu mën compléter man su ma waraan def rek par exemple benn kii boo xoolee fii rek bi ma waree séddale matelas maa ngi ci 819 alors que j'ai 8000 places à fournir juróom-ñetti junniy dongo la yoroon boobu ak lu topp kon je crois que loolu temps wu wax nii sax dama ko amul lii parce que tey boo jëloon tey ci yi nga xam ne moom la ñuy joxe bu dee yëre képp mais Xaadim yi daf ñu doon xettali si ay centaines de milliers de mètres bi ñu ko jëkkee gis ni ñu gis milliers de mètres xamoo ne loolu bu ñu ko defee ay kii balu popeline wala yu demee noonu nombre de balles yi mais ñun on a besoin du nombre de mètres parce que dañ koy séddale ay tailleur yi mu ñoo xam ne boo xoolee tey tailleur yi boo xooloon tey Touba Xelkom Daaru Salaam Daaru Manaan dama ko jox tailleur yi Touba nga ñëw jël daare bu ñu neelul mun a bu nekk Dakar damay jël Ngijaan jël Njibingel jël Ndoka jël Lagan jël Jàppandal jël Njurul jël Mahwa jël Ngaabu séddale leen et cetera ça continue comme ça et ça c'est du bénévolat lan la leen ku nekk Mali wala kii yóbbul amul parce que c'est des gens ñoo dañ doon ñoo ñëw si xanaa du ñëw jël tissu yi sëñ bi di ko jël maa koy man mii maa koy séddale ñun ñii ngay man ñii ngeen di interviewé Hizbut Tarqiyyah ay conteneur laa ndox yu ko jël Italie mais dañ koy fay ñun amuñu kayit bu tax duñ fay duñ ko wax sëñ bi ndax tant que agsi wut bañ jox ko kee nga xam ne moo ne Gambie boo ko ni woon tey da ngay fay 24 heures su ko fayul ma xàcc loolu leer na te man mii bu doon lu ñuy fay te amu ko mën naa woote murit yi kenn ku ne def la nga xam ne ñu ma Hizbut Tarqiyyah du ma génn yoon may na ma ko buñ ko wootee dañu dem ba foofa ku ne joxe li ngay joxe ma wàññi ko ku ne xam na ma def fay leen ñu jàll dem mais encore une fois turu Atou Diagne moom ku ci dugal yaa dugal sa bopp turu Hizbut Tarqiyyah ku ci dugal yaa indi sa bopp problème ndax li nga xam ne mooy li am mooy ñu xam ne fu àddiya mën di jóge ci àddina concerné luy jaar ci man jëm ci sëñ bi dañ ko ndax lii dana ànd ak tàndarma weer bi daa sori moom lii da koy def lettre de créance am ci sëñ bi rek nuyóob sëñ bi la rek waaye du dara donc bu fekkoonte ne dafa dem tey ba màggal ñëw loolu day ñëwaat dégg naa chauffeur yi sax wax nañ ñu ne ñaari yoon lañ ko daa def mais xanaa kon bu fekkee ceeb ak dugub rek ceeb ak suukar la mais une fois la ñu war a ndax bu fekkente ne am na tey loo xam ne man xool naa ko ci magasin bi mu manqué ci te ma yaakaar ne moom am na ci pexe wala morom am ci pexe mën naa ko liñ ci bu ñëwee mu ñëw bu ko feccilee ko foofa ndax kii séddale léeg-léeg dina xam li nga xam ne moom léeg-léeg dina manqué wala donc je crois que c'est humain ak yoon. li ci des rek xanaa mooy wax nga ko sax ci laaj bi mooy chauffeur yi wane nañu lii du yoon wu njëkk woo xam ne ñu ngi sëf ay camions yu jëm ci xalifa général des mourides ñu ngi ko tàmbaloon ci sëñ Saliou Mbacké ku fi mës a toogal sëñ Touba bu ci sëñ Mor Lamine Bara bu ci Cheikh Sidi Mokhtar dañ koy def ci yoon yoo xam ne mosuñu ci am benn jafe-jafe nag xanaa yoon wi rek la ñuy jànkoonteeg ay jafe-jafe waaye douane moo. loolu am na ci loo xam ne pour l'information des autorités lu ci baax la ndax ñun wax dëgg yàlla jàmm rek lañ am ak ñëpp ndax bu ñu amuloon ak jàmm ak ñëpp duñ nangu oto yi nekk fa man boog duma ko nangu ndax ma lépp ci man lay jaar soo ko dem ci sëñ bi ndax man kee bu maa koy demal ci sëñ bi maa koy waxal kon bu fekkee dañ daan def lettre de franchise ci jamono yu jëkkee biñ demee ba ci sëñ Baara def nañ benn lettre de franchise liñ joxoon sëñ Baara liñ ko mujjee jox mu ëpp lii téeméeri junni yoon loola wargaa nga ca tamaate nga ca huile nga ca ceeba nga ca lépp nga ca loolu firiwut ne suñu déggaatee leneen loo xam ne am na ñu bañ koo jaawale lii nga xam ne nag moo jëm ci sëñ bi ku koy contrôler ñëwal ci man mii ngay ñëw
soo bu fekkee yaakaar ngeen doon naa ca dara nga contrôler la ma ca doonul dara boo ko contrôler doo ci gis sikk mukk ci àdduna ñooy mook li ngay contrôler fi man ñooyam xanaa mën a joxe ngay gis mën a joxe mën a joxe boo xam ne daal daanaka amul infinitude donc loolu kon di lu am solo li nga xam ne bi ñëwee ba ci jamono yi sëñ Cheikh Matili boobu man bu ma bindatuma ndax boobu Cheikh Ndiaye mooy woo ministère bi nga xam ne moo ko yore ministre boobu toppatoo ko ba mu egg mu wax oto yi waa Karang woo oto yi ne leen kayit bi ñëw na ñu soog leen bàyyi ñu jàll donc yaakaar naa lii mooy li ci am dégg naa sax ñuy wax ni dugg ñu frontière sénégalaise mais ñoom bi ñu accéléré dañoo déclaré wu mais c'est parce que dañuy xaar papier bi leen daan jàllale c'est fini Amdalaye quand on est à Amdalaye on est déjà à Karang je crois que bon bien sûr moi je suis un géographe bon donc du jar trop ñuy xóotal ci foofu bu fekkee am nit dina ma ci tane xanaa ci wàllu loi frontière lay doon mais je suis en même temps autre chose que géographe donc yaakaar naa ne loolu pour bañ a mu def des détails yoo xam ne dafay stérile loolu moom doy na ci kon dañ daan jot ministre bi est-ce que ku ñuy wax Cheikh Ndiaye di ko jege sëriñ bi di ko jub di ko baax ku ko jàppale woon kooku moo daan dox loolu moom la ko sëriñ bi woo wax ko ne ko na ko jaar fa mu ko daan jaar mu am ñu mu woo ci kilifa yooyu daal di ko toppatoo wax oto yi nañ jàll moom bu ñu ko wooyee nag oto yi mën nañoo jàll rek man daf may woo ma daal di woo oto yi ñoom ñu jàll te tax lii sax ma sawar cee wax ni du pour jaxase mel na xel mais damaa xam ne addi yi jëm ci sëñ bi moom du jóg fii ci Sénégal te it nag kii di soog a toog man dama jàpp lan lu ñu war a mën a may démb ak bërki démb te moom du ko mën a am man te ne donc man esprit boobu moo may gën a guidé te du ma quitté nag incha allah donc ça m'envahit mais ça me quitte pas donc loolu je crois que loolu tam di lu leer kon lii ci wàllu doxalin procédure ñun loolu la ñuy def man bu may lijjanti douane xooluma mbokk xooluma xarit xooluma am di jàmm lu ma mës a lijjanti yi douane de su fekkee lu concerné Hizbut Tarqiyyah la xanaa mooy nga woyee falal ma boo ma woyee falalee te balaa ma laa ñaan lu ñuy woyee fal day loo xam ne fruit ma commandé naa 3 conteneurs à Avignon en 2001 boo ko xooloon la ma ca fay da lay leer nañ voilà boo jëloon dossier bi da ngay gis ne dañoo rencontré le directeur général Nanga boobu ma xool c'était en quelle date aussi c'était en 2002 kon Hizbut Tarqiyyah nañ Sénégal yëpp xam ne lu ngeen gis bagage am lu mu bari bu jógee bitim réew da koo mas a fay lii fruit la ak ay lu jëm ci màggal mais bi nga xamante ne maa ngi koy dama rencontré directeur ne ko ñaanuñu kat yalwaanunu dana bëgg ko nu wooye falal parce que leen indi lu ñuy lekk la te bëgguñu itam mu wàcc ci aéroport dafa yàgg mu defal ñu ca ndimbal bi nga xamee ne pare na ca loola dañu ko bind lettre remercier ko mi ngi nii suite à notre audience je viens par cette présente vous témoigner toute ma gratitude nous avons accédé à nos bagages dans la rapidité et ceci était capital pour nous vous en exprimons à vous monsieur le directeur notre profonde reconnaissance veuillez recevoir et cetera là léegi bii tam bi ñu demee ba génne ba noppi kooku audience ba la woon bi ñu demee ba génne ba noppi suite à notre audience à l'audience que vous avez si bien voulu nous accorder dès votre retour de voyage mission et au cours de laquelle nous avons été impressionnés par votre sollicitude et votre disponibilité il m'est agréable de vous exprimer par cette présente notre profonde gratitude. Monsieur, comme promis, nous avons obtenu toutes les facilités permettant à notre transitaire de bénéficier d'abord d'une rapidité d'exécution, ensuite d'une très grande compréhension durant les opérations de transit. Monsieur le directeur, les conteneurs nous ont valu respectivement 1 800 000 pour le premier, 2 900 000 pour les fruits, 1 450 000 pour le camion de distribution des repas. Donc, loolu ñun baax nañ ci réew mi ça fait des retombées dans notre économie nationale. Et en même temps li nga xam ne Hizbut Tarqiyyah génn na ko am na ci ay documents de déclaration yoo xam ne ñi nga xam ne biñ juddoo yàggul fekkewuñ yi déclaration te lii am nañ ci lu tolloog lu jege genn wàllu conteneur kon je crois que bu dee wàllu loyauté
wàllu régalien ci ñoom ni ñu koy waxee régalien parce que régalien ci suñu bos bokkut ak régalien ci fii mooy da ngay respecter li ñëpp bokk waaye doo sàcc doo fen doo wor donc c'est ça l'esprit régalien d'ici. Donc si l'enquête douanière bu soxla woon tey ne am na telle chose loo xam ne Hizbut Tarqiyyah génne woon na ko ci at sàngam bëgg naa ko toppat mais nous on leur aurait facilité la tâche. lii ma tiim ci ay dossiers c'est un cas d'école na nga ne waroon naa fekk ñaari inspecteur def ci mémoire 2 mémoires. Donc je crois que loolu kon ay dossiers la yu bari yoo xam ne yu mat a xam ni ñu koy defee gis nga audience bi compte rendu audience baa ngi nii lan fa jëlee bi ñëwee nous on rend compte à notre direction générale parce que man ci audience bi laa bokkoon ñii ñu doxi woon fa demoon naa Avignon pour toppatoo ji loolu ça c'était en 2002 camion atelier la benn camion atelier ñu jëndal ko sëñ bi pour travaux de maintenance yi am Xelcom parce que ñoo ko doon assurer en même temps aussi soudure tout ce qui est métallique semoir yeeg houille yeeg tracteurs yi ñooy def tour des daara di ko réparer benn bi camion buy def kii la am na luy jógee Mali di jógee feneen lu tax kenn dégguñu ci mais loolu bu dee besoin màggal ñun ñoo koy def bu dee commande ay xar ay baali ak yooyu pour màggal na màggal moom li gën rek la ñuy jënd ba ci boisson. sëñ Yatou jërëjëf ci leeral yooyu mu mel ni itam ci reportage bi benn ci chauffeur camion yi xamle na ni camion yi ñu fi indi tey mu jëm ci sëñ Mountakha du guléet lu ñu yàgg def la ki ko joxe yàgg na koo jox xalifa sëñ Tuubaa li dale ci sëñ Saliou ba léegi at mu ne ñu koy indi ay yoon mu jëm ci ki nga xamante ne mooy xalifa sëñ. ñoom xam nga chauffeur yi li ñu gën a miin ñoom bu dee ñu jógee Gambie suukar ak ceeb la waaye c'est des dons pieux qui viennent de façon tous azimuts kon loolu ñoom ñaar yooyu ñuy wax léeg-léeg man mii may xool xam ne tel produit mi ngi épuisé wu ma demander à ce que ñu renforcer ñu bu ko defee ñun ñu mën a def len nag naa la xamal bu dee dossier fii ma tàmbalee tey nga xam ne maa ngi juste à 2002 mënoon naa dem 2001 wala un peu moins de 2000 loolu da ngay gis ne dongoy daara yi nekk yow nga xam noonu lañu ko doon destiné qu'ils étaient au nombre de 8000 ñooñu duñu fa pot di yalwaani de sëñ bi moo leen doon jël en charge et que dépense benn journée c'est inestimable donc loolu mu doon loo xam ne lu mat a xam la at mi dañ koy mën daan am ñaar moo ci ëpp waaye daan na ko weesu léeg-léeg xëy na du dem du troisième bi mën naa bañ a am dimension wu ñaar yi mais su fekkee ci seen diggante soxla woon na ko masalan ramadan bi suñ ko teelee génn diggante bi mën na digganteem ramadan ak magal mën nga fi defaat beneen action mais yooyu du doon action yu am solo mais yi nga xam ne moo ci ëpp solo mooy yi nga xam ne li ñu jëfandikoo ci magal gi dañu warga dana ci am léeg-léeg dana am dëwlin dana am tamaate yooyu dana ci am mais loolu kenn mënu ko tricher bu ñëwee leen ciy am balaa muy agsi bu ñu ko xasee xam c'est déjà réparti kon loolu moom yaakaar naa loolu moom am na loo xam bu ñu ko wax loo mën def ree rek nga ciy mën a teg nag foofu am na ci solo mais léegi nag dossiers yi ma lay wax boo doon xam tey ne ma génneel ma mboolem conteneeru màggal bu ma sa ñëw jëm si ci Hizbut Tarqiyyah moo xam at moo xam ne ñetti conteneur la ñuy def from America from Europe wala from ñaari dëkk yu bokkul ci Europe non loolu soo ma ne woon génneel ma ko tey mais table dama koy feesal parce que je suis à mon 40e ou 41e année donc loolu dañ koy fay légalement li Sénégalais yëpp di def ci fi naxante ba ñu wàññil la loolu moom danañ ko def ndax duñ ko rëylu dañuy naxante wàññil leen ñu lii moo ci nekk lu ñuy lekk la lu ñu naan ba di ëpp boisson matériel de service ay kii te bu Sénégal bu waa Sénégal doon joxe tey beñe boo nekkee fii defal seen beñe mais bu ñun bu ñu koy commandé ay gâteau la ñuy indi te luxe donc je crois que loolu yëpp li ci am solo mooy ñu communiquer sénégalaisement pour ñu xam li ñuy def fii lan la moo gën a tax sax ma sawar trop ci communiquer mais lu jar wax ci lii man dama ko gisul du sama wàll kon lu am importance la bu fekkee da nga bëgg a xool lii xeetu franchise et escorte boo ko xoolee lii franchise et escorte la boo ko xoolee lii franchise et escorte la parce que kii passe avant de circulation la il y en a des multitudes dama jël ay quelques exemples woon la amul benn année buy raté boo naan année bii am naa kayit yi ñoo dafa réer fii dugg na yooyu ay wax la ndax la responsabilité la soldat ba ni woon kenn ci ñun ku ne tax waroo génne sa poste
soo génnee sa poste lu dal nit ñi rek ci yow yaa ko waral ça c'est la définition de la responsabilité. Donc kon moo tax ma xam ne lii yëpp ay jumtuwaay la yoo xam ne ci sunu gouvernement réew lay jóge ñëw ci ñoom muy dem ci ñoom di dem ci ñun léegi bu ngeen ci bëggee ay échantillon mën ngeen ko am donc gis nga ko nii remis à l'intendance du xalif monsieur Sarr Asniam xalif bi ñun man kenn mënumaa signaloo kayit te moom toogul dama koy signé kenn mënumaa signaloo kayit te du ci te du moo fete su loxoom wax ko wala mu jaar sama tur loolu am naa ci droit keneen ku koy signé itam moo lay woo wax douanier bi toog mu signé bu dee dafa dëpp ba mu mujj bii nga xam ne dafa nekkoon presque dans l'incapacité ki ko def te moom la génne yor tampon boo xam da ngay bës mu kii ko mu gravé ko itam fii may waxee ak yéen ñi diggante octobre rek léegi mais loolu épuisé wu na parce que loolu li ci ëpp maa ko gardé parce que magasin yii sëñ Saliou yoon ñu ci bari yorewuñu ñu toll noonu kon loolu day gaaw a fees troupeau noonu leneen noonu troupeau na bu ñu koy wax lépp a ngi ci camélidés je préfère le dire comme ça ovin bovin ak yëpp da ci am donc kon loolu day yaakaar naa ne bu dee luñ ci bëgg lu leer ci man ci côté boobu mën naa leen ko bu li lu ci dugal Hizbut Tarqiyyah moom day deewoo ku amul exo doy na sëkk sëñ Saliou nag mas na ma koo bëgg a wax ne ma damaa bëggoon lii lijjanti jumaay ji lijjanti mën na man lañuy ñaan njëggal bàyyi ñu xeex rek yow buñ sa barke fu buntu buñ ci ubbi woon na mën naa ubbi ko ak sa bàtti di de laa ci xam. jërëjëf sëñ Atou xanaa bu dee am na ay leeral yoo ci dolli rek ni ñu ko doon tënk ci tàmbali bi mooy gis nañ ne leer na ci laaj bu njëkk bi ne camion yooyu ñu téye ci frontière bi Hizbut Tarqiyyah moomu ko gis nañu itam lu jëm ci xalif général des mourides la te it du loo xamante ni guléet la ñu di ko indil ku fi nekkal sëñ Tuubaa te du dakk ba noppi itam saa bu mosaan ñëw itam duwaat ñoo daa ñëw escorté ko ba mu agsi ci moom kon xëy na jafe-jafe yi ñi ngi koy soog a nemmeeku ci yoon wi nga xamante ni moo am boobaak léegi am na fukki fan ak juróom ñu nekk ko ci frontière. dinaa ci dolli tuuti rek ne la douane amul benn problème parce que fii agent escorte bu ñu envoyé nous on le met dans d'excellentes conditions il lui est possible si son temps le lui permet de rester jusqu'au dépotage de tout le matériel dépotage bi am nañ loo xam ne léeg-léeg ñu tàmbalee ko fee ci sëñ bi wala ñu jël fii li fi xaj yóbbu fee li fi xaj mais amul troisième place y a pas une troisième place y a pas une troisième place donc kon loolu loolu douanier boo ko sa jot may boo ñëwatee da ngay toog bañ dépoté ko ça te permettra de compter et de recompter bu ci chauffeur sànniwul benn saako wala ñaari saako lim bañ leen di wax du ëpp du yées te bu chauffeur bu ko def sa place xaj na ci kon defe naa loolu moom wax dëgg yàlla mën naa gindiwaat te tax nit ñi xel yi dellu siwaat ñu mën a bañ a jaawale lii ak leneen loo xam ne peut-être mën naa am te muy doon loo xam ne lu mat a réprimer la peut-être. yéen a ngi ànd ak seen portail Baol Média nekk fii ci Mbàkke Bawol ngeen ci am bépp actualité ànd leen ak seen portail Baol Média di premier portail d'information générale fii ci région bu Diourbel Baol Média xibaar yu wér te wóor te leer